voudrais, à l'entame de mon propos, saluer toutes les éminences, autorités religieuses. Je ne voudrais pas être piégé par le jeu de l'énumération, puisque j'en oublierai forcément certaines parmi les autorités ici présentes. Mais je voudrais, si vous m'en donnez l'opportunité et la permission, saluer avec beaucoup de déférence Cheikha Mariam Niass et lui demander avec l'humilité que nous lui connaissons de bien vouloir porter ses salutations auprès de toutes les autorités que je viens d'évoquer dans mon premier propos. Je voudrais également, avec votre permission, saluer les ambassadeurs ici présents, en l'occurrence son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Mauritanie accrédité au Sénégal. Monsieur l'ambassadeur, mes salutations les plus cordiales. Saluer l'ambassadeur de la République d'Égypte. Saluer l'ambassadeur du royaume chérifien, l'ambassadeur du Maroc, Excellence, les amitiés. Et enfin, saluer Monsieur l'ambassadeur de la Palestine et Monsieur l'ambassadeur du Soudan. À toutes les excellences, je voudrais adresser nos chaleureux compliments et nos vifs remerciements d'avoir voulu honorer de leur présence cette manifestation de haute portée spirituelle au regard du thème qui a été développé, mais particulièrement au regard de toutes ces évidences ici présentes, je n'ose pas dire dans cette salle, mais sous cette belle tente. yëkkati kàddu nuyoo jagleel ko Cheikha Mariama Niass mu jottali ñu ko kilifa diine yi fi teew yëpp muy nuyu sell ak ziyaar yi gën a wér te ñu war koo mën a tënk rek ci nga xam ne mooy nuyoo jullit ñaanal ñëpp jàmm asalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu jagleel ko mbokk yi fi teeg yëpp di leen baalu àq di leen baal àq tey ñaan suñu boroom mu jéggal ñu nangul ñu suñuy koor te bañ koo nangul jox ko keneen kon mooy waral ñu war a baalonte àq pour rek lépp luñ ci am ci tuyaadu suñu boroom wàccal ñu ko defal ñu ko yàlla nañu jéggal ñu ñëpp te may ñu teewee ko ay déwéni déwén bëggoon na nuyu it ki nga xam ne mooy président Sidi Lamine Niass ñëpp xàmmee ko ràññee ko ci njëriñam ci biir réew mi ci fànn woolaaw mu jóg def ci li mu ci war a def ci li dëppoo ak xelam ak conscience am def ko ak responsabilité def ko ak humanité donc président ñu ngi lay ñaanal yàlla gën a yokk barke bi gën a dëgëral taxawaay bi gën a wéral taxawaay bi ma doon wax nag ni li ma for tuuti ci waxtaan wi nekk na ay mbir yoo xam ni gis nañu njëriñam ndaxte El Hadj Ndiaye maa ngi koy gërëm di ko sant moom mu nekk suma xarit suma wëllëre ñu yàgg seq yeneen yu dul yii tey wax na fi xam-xam bu leer parce que boo ko xoolee fi mu ko teg sax gannaaw ci li mu jàng ak li mu xam ci yoon wi fi mu ko teg moo ngi jëlee xam-xam bi ak saytu li nga xam ne ñooñu la ñuy wooyee les philosophes de la communication des consciences parce que tudd na fi Jaspers tudd na fi Merleau-Ponty waroon na sax mën tudd Habermas parce que ci l'agir communicationnel dugg na ci territoire yooyu donc xam-xamam ci ñaari fànn yëpp màcc na ci liñ ci jàpp nag ñun mooy li ñuy wooye spiritualité xaw ma nuñ koy waxee ci wolof maanaam daal loo xam ni ci yoonu suuf yankee bokk na ci li nga xam ni boo ko doxee di nga xam sa bopp ndaxte dox nga ba xam sa borom loolu boo ci jógee jàpp naa ni keneen ki moom lu leen di wutale du bari di nga ko jàppe ni sa bopp waaye nag dafa fekk ni réew yi pour ñu mën a mat li ñu bëgg a doon faw ñu joxoñ keneen ni bokkul ak ñoom
wuute boobu moom moo tax ci seen diggante léeg-léeg ay judd ci ñu ne nag bu fekkente ni ñay définir politique de relations internationales bi nga xam ni mooy jiitu diplomatie parce que diplomatie instrument la di politique relation extérieure moom la ñuy définir ñu ne bu ñu ko baaxee di teg léegi ci li nga xam ni moom la ñu bokk ñun ñu nekk ci réew mii ñu seq gox bii muy Sénégal Mauritanie ak dëkk yi nga xam ni ñoo bokk ak ñoom nekk ay mbokk ci yàlla nekk ay jullit bu fekkente ni suñu diggante bu ñu koy tabax ñu koy sos ci li ñu loolu jàngal mooy wuteel ñoo kenn ñun ñëpp benn lañu fa yàlla te li ñu sant du xeex mooy waxtaan te li ñuy dox ci àddina mooy dox xam-xam ba jot ci ba xam ni dara du xam-xam lu dul yàlla rek mooy kenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kii bu yónnee loolu moom moo ëmb xam-xam te xam-xam mënu ko weesu te mënu koo jéggi loolu bu wóoree ci sunu taxawaay ba ñu tëgg sunu politique extérieure ci loolu doxale sunu diplomatie ci loolu foog naa ni fitna dina wàññeeku ndaxte la ñuy wax ci wolof li ñu bokk moo ëpp li ñu wutale loolu foofu lay gën a fese foofu lay gën a teeñee te bu ñu leeree ni li ñu bokk ñun ñëpp gëm nañ ko moo ëpp li ñu wutale dinañu gis ni dara wutalew ñu ñun ñoo bokk lépp te bu ñu bokkee lépp foog naa ni waxtaan wi mooy gën a bari ay wi dina dellu ginnaaw et diplomatie boobu donc loolu la ko suufi bi mën a su yoonu suufi yànkee mën a suufate te loolu nag jàpp naa ni ci taarixu Sénégal ci li ñuy wax en analyse concurrentielle compétence distinctive la ndaxte fi ñu ko mën a tibbee fi ñu ko mën a tànke fi ñu ko mën a roote mooy këri diine yi nekk ci biir Sénégal yépp ndax ñoom loolu rek la ñuy jàngale paix non violence disponibilité solidarité générosité vers l'autre donc fu mu am mooy violence tuxu na donc loolu daal forman ci waxtaan wi te gis ni man de mën naa ko jëriñoo te yaakaar naa ni lii ñu fi def tey ci waxtaan bi ubbi ko nekk na contribution bu am solo ci li nga xam ni moom la ñuy seet ci ban yoon la ñuy amee une alliance mondiale pour construire un monde solidaire et responsable donc loolu moom moo tax ñu félicité Chérif ci xel bi ko yàlla may ba mu indi waxtaan wi ren ci thème bi gërëm ko sant ko te di ko ñaanal déwén ñu ñëw dagg bi wu jàkk ji di ko ñaanal déwén it ñu def ko ci place boo xam ni moo gën a yaatu parce que xam naa ni rek conférence bi moom xajatul ci bërëb bi donc loolu lañ doon ñaan yàlla na ko yàlla barkeel di sàkku ñaan it ci Sénégal jàmm ji gën fi yaatu di sàkku ñaan it ñu defal ko mbooloo mu jullit yépp yàlla nañu yàlla defal jàmm dolli ñu ko tas ko ci àddina ñëpp am jàmm allahumma salli ala sayyidina